nañu pause ñëwaat Itel Mobile Fara bu Fallou beneen combat ba ci ginnaaw Petit Blindé ak Siteu CFA Petit Blindé Siteu CFA Itel Mobile Fallou waaw Itel xaar na ko Itel Fallou Itel Mobile koni bëtt na ko yenu na ko waaw door na ko ci suuf Itel Mobile Fara bu tam na Fallou Fallou mu daay waaw Petit Blindé Siteu CFA ca ginnaaw Petit Blindé war na ko ndombo Petit Blindé war na ko ndombo Petit Blindé Siteu CFA Ondinga ak Toubacouta Junior wala Toubacouta bu Kawil Ondinga mbir ne Moussa Dione mbir ne Modou Sarr ak Toubacouta bu Kawil waaw waaye combat ba ci ginnaaw Petit Blindé la fàq na ko waaw teg na fes Petit Blindé daan na Siteu CFA Ondinga Fimela wala Ondinga Jaxaw Toubacouta Junior Toubacouta bu Kawil waaw waaw Fils de Sélé Gane Seras ordinateur Nawdourou Sosox bu Lat Mengue arbitre ana say avertissement verbal waaw arbitre sifflé na dalee waat ci digg géew bi diggante Toubacouta bu Kawil Ondinga jël na avertissement arbitre sifflé waat na Fils de Sélé Gane Seras Toubacouta Ondinga Toubacouta bëtt na ko Toubacouta bëtt na Ondinga Toubacouta Kawil daan na Ondinga de ndeysaan Toubacouta bu Kawil daan na Ondinga aca Fils de Sélé Gane Diofane Kaolack wala Gane bu Kaolack Fils de Sélé moo ñu woon ginnaaw Fils de Sélé Gane ñaari mbër yaa ngay lewaatoo moo ne toog leen borom tuba yi toog leen ngeen leen toog leen ah dam leen toog arbitre ordinateur Sosox ama fe jigéen loola megaan mayo jigéen 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 Sosox Lat Mengue ordinateur Nawdour war na ko ndombo ordinateur war na ko ndombo waaw waaw jeex na ordinateur bu Nawdour daan na Sosox bu Lat Mengue aca arbitre sifflé na combat diggante le Joola bu Ndianda ak Laye Sène Fatick le Joola Modou Cheikh bu Ndianda baa ngi noonu waaw le Joola bu Ndianda
na fay naam le Joola Korko waaw jël am na lay seen Fatick tànn le Joola bu Ndianda waaw lay tànn le Joola ca lay daw ci seen adversaire am daw nañu rek ca lay daf ko faax mu perte équilibre mu door ko plaqué waaye waa ji mayu ko dara laay koy for fan la ñu koy wër ndombam bi laay fële na ko wër na ko ndombo buri na ko door na ko ci suuf door na Ablaye Ndong Fissel wala adversaire am ba ci kaw door ko ci suuf aca arbitre waat na combat ba le waato ba gën a bar diggante Ablaye Seck Fatick jël ko gis arbitre Ablaye jël ma bi Ablaye du jël avertissement ndax loolu sorti délibéré la waaw waaw ci del mobile daan na Laye Seck daan na Laye bu Fatick c'est l'arrivée de Modou Faye ordinateur ordinateur ndeysaan Modou Faye ordinateur ak monsieur le maire de la commune de Latmingué docteur Macoumba Diouf ndeysaan borom mouvement Access docteur Macoumba Diouf maire bu Latmingué ak le champion Modou Faye ordinateur yàlla sini mooy mu invité si bés bi ndeysaan maire bu Latmingué chargé de la communication waaw
yàlla Serigne ndeysaan invité la bokk Lamine coordinateur Cheikh Senghor bu Djilass invité ci docteur Macoumba Lat Mega Jam a ngi noonu Lamine a ngi noonu Ordre ngi noonu yàlla moo jël 20 millions yi démb foofu ci arène nationale Modou Faye ordinateur docteur Macoumba Diouf maire bu Lat Mega président mouvement Access action citoyenne et communautaire pour l'émergence du Sénégal docteur Macoumba Diouf mooy saafonte waa dëkk bi ndeysaan waaw c'est la famille tapala pa Ndiaga Niang ordinateur Nawdour tapala pa mong ca tànk ya mong ca wet ga tapala pa ordinateur daf koy tegal ci sam lan mooy xew tapala pa ordinateur ñaari mbër yang ci suuf poussière ba jóg tapala pa Ndiaga Niang ordinateur Toubacouta Petit Blindé Toubacouta waaxu na jàpp Petit Blindé jàpp na waaye ordinateur tapala pa ñoo ngay bootan Petit Blindé Toubacouta ordinateur tapala pa Ndiaga Niang Toubacouta am na ngemb waaw génn nañ géew ba combat boobu setagul diggante ordinateur bu Nawdour ak tapala pa ndeysaan jógaat nañu ñaari xale yi jógaat nañu mboot tapala pa waaw tapala pa bu Ndiaga Niang daan na ordinateur bu Nawdour ndeysaan ginnaaw bu ñu bëree combat bu métti ndeysaan tapala pa bu Ndiaga Niang daan na ordinateur bu Nawdour tout droit def Petit Blindé Toubacouta Petit Blindé Toubacouta am na lu xew Petit Blindé doon prise est-ce que jiituwul ci suuf waaw Petit Blindé daan na Toubacouta bu kawin wala Toubacouta bu kawin daan na Petit Blindé du moins waaw Toubacouta kawin daan na Petit Blindé diggante Fils de Sélé Ablaye Ndong Fils de Sélé Ablaye Ndong final boobu yàgg na Sélé day jël avertissement Sélé jël na avertissement taw na songu génnaat Sélé Ablaye Ndong fi Sélé Sélé jël na tànk lay Ndong tegal na ko wër na ko ndombo arbitre ko ne Ablaye Ndong fi Sélé bada waaw Ablaye Ndong fi Sélé daan na Fils de Sélé waaw Fils de Sélé moo tenté action wóor ko ndombo Ablaye Ndong dugal ko caxabal wéeru ko quart de finale la jeex na demi finale la ñu dugg
final poids léger kon ordinateur yàlla si jaay na ko doole daan ko daan na Walf Mañana
Tapalapa Toubacouta Tapalapa ñëw ba si suuf Toubacouta Tapalapa mboot la tegal 16 wala lan mooy xew Toubacouta Kawin Tapalapa Njaga Ñaaw ndeysaan Tapalapa ca wet ga Tapalapa ca wet ga Tapalapa Toubacouta Tapalapa Toubacouta daf koy tegal 16 Touba ngay bañ ma koy tegal 16 dara amagul Tapalapa Toubacouta Touba mi xanaa mënul mbot arbitre Tapalapa ne Toubacouta bi xanaa tànk yi quel combat waaw waaw Toubacouta tamit ndeysaan génn ci action ba ndeysaan waaw waaw bër ndeysaan bëri nañu combat mais Toubacouta tamit ndeysaan Toubacouta tamit def na affaire Toubacouta daan na Tapalapa Toubacouta bu Kawin def na affaire de Toubacouta bu Kawin arbitre day wax ma ne ko lu arbitre day wax Toubacouta moo ngay yëngal Itel Mobile Ablaye Ndong ko ni di début final yaa ngi bëri combat bu métti waay Ablaye Ndong Itel Mobile Ablaye Itel am na ngeen mu ca ginnaaw Ablaye Ndong am ngeen fan la ñu mujj waaw kon demi-finale boobu jeex na arbitre mujj nañ Itel Mobile daan na Ablaye Ndong Fissel ndeysaan Itel Mobile Farabougou daan na Laye Ndong Fissel kon final ba Toubacouta bu Kawin lay doon ak Ablaye Ndong Fissel arbitre ndeysaan mujj nañ confirmé victoire rek Toubacouta Tapalapa Touba nee na bakkan ba la koy topp Toubacouta Itel Mobile final poids léger ak délégation madame Dieye Diaw di opératrice économique dëkk fi ci Latmingué ndeysaan moom la ñu tuddee drapeau poids léger bi waaw waaw madame Dieye Diaw def opératrice économique dëkk fi ci Latmingué moom la ñu tuddee drapeau poids léger bi ndeysaan moo nekk délégation mooy parc marine drapeau poids léger Toubacouta Fils de Sélé ndeysaan finaliste baa ngi noonu waaw ndeysaan Toubacouta Kawin Toubacouta Senior borom Cawando Fils de Sélé waaw waaw ndeysaan Itel Mobile kon Itel waaw le show des finalistes waaw Itel Mobile Farabougou Toubacouta Senior ndeysaan
daan na Walf 2 Petit Pelé aja loolu ci poids lourd yi la am nañ ci combat soog Ablaye Ndong bu Fissel Ablaye Ndong bu Fissel Petit Ndiaye Ablaye Ndong Petit Ndiaye jël na tànk Ablaye Ndong Petit Ndiaye takk na Laye Ndong moo koy jaay doole Laye boot Petit Ndiaye na Ablaye Ndong arbitre sifflé na seer ba jóg na arbitre sifflé na waaw Petit Ndiaye daan na Ablaye Ndong bu Fissel jël am na ordinateur ndaw du wër na adversaire ndombo moo koy bëy ordinateur waaw ordinateur tànn na combat ca Fils de Sélé Mbir Suka wala Mame Biram bu Kawil Fils de Sélé Acar bi siflé na combat boobu combat soog di combat revanche diggante Petit Ndiaye ak Cheikh Tidiane Fara Bougo 31 mars ñu mujj a bëre ndeysaan fële ci Mbafaye final Petit Ndiaye moo fa daanoon Cheikh Tidiane arbitre Cheikh Tidiane numéro 2 Fara Bougo jël na revanche am ci Petit Ndiaye Cheikh Tidiane daan na Petit Ndiaye waaw waaw combat du yàgg de victoire bi essayé lay doon Cheikh Tidiane Fara Bougo daan na Petit Ndiaye dina mbir suba Mame Biram bu Kawil naaga ordinateur ndaw du Fallou Garas bu Dara ordinateur bu ndaw Fara Bougo ak Tidiane ci combat bi waaw waaw
ginnaaw dóorul Fallou Fallou Mboudaye daan na ordinateur bu ndaw dóor naax la ba dóor bal ko wet ga ndeysaan frappe Fallou Mboudaye daan na ordinateur bu ndaw dóor dóor ci demi-finale poids lourd Cheikh Tidiane Fara Bougu moo ci des Fallou Mboudaye ñu ngi xaarandi délégation Dioufène bi nga xam ne ci bopp bi Ousseynou Diouf moo fa ne ak képp koo xam ne ni sant nga Diouf fi nga xam ne ni moom mooy Latmingué docteur Macoumba Diouf mu nga fa gis nañ fa Abdoulaye Diouf gis nañ fa ñoom Ahmed Saloum ñoom Gori Diouf madame Diouf moom itamit mu ngi ci délégation bi ñu gën ko xam ci maam Degen Diouf kooku mooy Séri Ousseynou waaw Petit Blindé Cheikh Tidiane arbitre leen di jaajëfal bu baax a baax waaw doole doxul jàmm waaw kon doole doxul jàmm de Cheikh Tidiane Fara Bougu ka da Petit Blindé kaw la délégation bi nga xam ne Cheikh Tidiane bu Fara Bougu en finale jiite te bëri nañ seen 10 minutes de combat demi-finale diggante Fils de Sélé taw na ramasse ko Fils de Sélé Fallou rëpp nañu Fils de Sélé waaw waaw jeex na Fils de Sélé daan na Fallou Mboudaye ndeysaan Fils de Sélé naa la ci poids léger ba la bindu daanu bindu na poids lourd finalu na ko final Cheikh Tidiane numéro 2 lay doon ak Fils de Sélé ñoo ko woote woon final poids léger ba nekk nañu 300 000 de francs CFA la ñu tegal Fidèle Mobile Fara Bougu ndeysaan Toubacouta Junior Kawil wala Thiawando Toubacouta moo ñëwoon ginnaaw moo daan demi-finale Tapala bu Njaga Ñaaw Fidèle Mobile Fara Bougu daan demi-finale Ablaye Ndongo Fissel ndeysaan drapeau poids léger marraine bi madame Dieye Diaw la di opératrice économique dëkk ci Latmingué waaw waaw ndeysaan Fidèle Mobile Fara Bougu dëgg waa Fara Bougu ak li ko wër waa commune bu Mbadakhoune waa commune bu Ngathie Nawlé léegi dëgg baax di leen ziar di gën a waat Thiawando waa Kawil Mamadou Thiawando suñu rakk la suñu frère ñoo koy bëgg di ko ziar dëgg waa commune bu Latmingué waaw waaw arbitre waaw waaw yaa Ndeye Fatou Adama Jeli moo nekk ci animation ba moom Ousmane Ngom bu Koumbal nous sommes le 5 avril 2026 ndeysaan final poids léger place publique bu Latmingué Toubacouta Junior Kawil Fidèle Mobile Fara Bougu round d'observation ba yàgg na ñoo ngay lewaatoo placement de bras action bi tax ñuy wax action amagul ca waaw waaw final poids lourd Fils de Sélé moo leen di xaar ak Cheikh Tidiane numéro 2 poids lourd 13 lutteurs lañu amoon mbëri daanu poids léger yóbbu di waat poids lourd presque waaw waaw waaye di leen jox rendez-vous ndeysaan suba la mu xam commune bi la nekk boo ñëwee ba suba sor foo laajte xam dinañ la fa yóbbu suba lay jeexal poids lourd 500 000 waaw waaw waaye la mu mbélo gi le 8 ba le 11 mbélo gi le 8 ba le 11 avril la mu Ndiédiène le 9 avril juróomi nag ak enveloppe 25 000 Ndiédiène Sadou le 9 Fidèle Mobile taw na songu ko ndeysaan Toubacouta voté Fidèle jàll waaye topp action ba Fidèle Mobile jël na ko daf koy daan na ko waaw waaw Fidèle Mobile Fara Bougu jël na poids léger lambu Latmingué les beaux piétons de Latmingué ci kaw Toubacouta Junior Toubacouta Thiawando l'enfant chéri de Fara Bougu ndeysaan moo ngay dooleel beneen doomu Fara Bougu ba ñaari xar yi Fara Bougu yaa ngi noonu Fidèle Mobile Fara Bougu a remporté les poids légers ici à Latmingué ndeysaan nous sommes le 5 avril 2026 l'enfant chéri de Fara Bougu di waaw waaw
félicitations et du courage Toubacouta Junior ndeysaan lamb noonu la waaw seen bopp yi wala nga leen di ko sal moo jël poids léger ndeysaan ñoo koy compter xaalisam enveloppe bu 150 000 la war a am ndax moo jël poids léger kii di Toubacouta dina am 100 000 demi-finale yi ku ne am 15 000 quart de finale am 5 000 poids léger waaw dina am poids Cheikh Tidiane Farabour ak Fils de Sélé nañ seen 10 minutes de combat wala plus de 10 minutes de combat dernier round ba nekk noonu 3 minutes la war a doon normalement pour ñu départager leen bu ci jël amul diggante Fils de Sélé moo ñëwoon ginnaaw def seen nit bopp bi mu rëdd bi Cheikh Tidiane numéro 2 Farabour ndeysaan final ba yàgg na waaw bëri nañ plus de 10 minutes de combat waaw nañ leen tax a defee moom la ñu may départager leen Cheikh numéro 2 700 000 de francs CFA fii nag léegi et bon vieux temps ñoo ko woote woon ndeysaan ci développement dëkk bi waaw waaw de la communication jaara bu la méngé ndeysaan te mu lay madame le maire moom duñ ko fàtte ñoo ngi koy bëgg baax a baax di ko ziar seen teranga yu bëri na final ba ndax du jeexee par point waaye gisaguma ko am avertissement du Cheikh Tidiane du Fils de Sélé lan moo xew waaw arbitre nee na dara amul acca arbitre bi ñëwaat Fils de Sélé koy ngàdd bi déplacé wu ay sax daf ko fermé dox ci kaw mayu ko dara minutes de combat ci sama chrono waaw temps ba jeex na de bëri nañ 3 minutes de combat ci sama chrono arbitre fan lañ jëm ak ñoom Cheikh Tidiane Fils de Sélé waaw seen combat bi xam naa ne daal yàlla xam doy na final ba neexul na bëriwul leen plus de 15 minutes de combat jàppantewu leen taxul ñuy wax waaye bari leen jóge fi ama jeex na tàkk waaw lu ko lu arbitre wax arbitre yaa ngay concerté ak seen i
Tidiane numéro 2 Farabougou Fils de Sélé ñu xool fan la ñu mujj waaw arbitre bi jox na victoire nga xam ne mooy Fils de Sélé waaw Cheikh Tidiane d'accordul en tout cas action bi jot am Cheikh Tidiane mooy sàcc tànk mooy jëli tànk ba booy bi déplacé wu kon normalement par point buy am Cheikh Tidiane moo war a génne Fils de Sélé arbitre c'est le maître du terrain loolu la gis kon Fils de Sélé jël na lambu ci kaw Cheikh Tidiane Farabougou General